Colonel Guèye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. nga nekk directeur des archives et du patrimoine historique des forces armées ñu gis ne temps yi am na ay photos yoo xamante ne dafay circuler yu bari am ñoo xamante ne dañuy jóg di remettre en cause seen authenticité yow en tant que nga xamante ne liggéey na ci wàllum conservation lan nga mën a wax ci état de fait boobu. waaw xam nga photo moom da ngay xool photo yi circuler yan la donc dañu war a def d'abord ñu identifier xool yan photo la ñu mettre en cause bu ñu jëlee photo yooyu ñu xool li nekk en cause ñu xool personnes yooyu ban époque lañ doon dund ban jamono lañ doon dund bu ñu xamee jamono ji ñu doon dund dinañu mën a xam déjà ndax ñoom seen jamono photo moo amoon walla portrait moo amoon ndax photo moom bi mu amee fii ci Afrique taxu ko yàgg noonu mais boo xoolee liñ daan wax bu yàgg portrait day nekk nit ki toog mu am keneen ku jàkkaarloog moom di ko dessiner vraiment di rëdd ba jéem a génne tey fi mu nekk nii xawma photo yi ñuy remettre en cause mais am naa yu nga xam ni bu ma ko jàppee rek dinaa xaw a xalaat ni yooyu lay méngool tey boo jëlee imam donc Limaamu Laay da ngay gis photo ku nekk laayeen daf benn photo mais boo xoolee photo yi dañuy niroo mais est-ce que réellement Limaamu Laay noonu la meloon bu fekkee boobu ba léegi famille Limaamu Laay waxuñu ci dara ñu considérer que ñoom ñu xamoon seen maam na mu meloon ba léegi ñu ngi koy wone te mettre ñu ko en cause donc dégguma ko El Hadj Omar moom laa dégg mooy am sikki sàkka ndax ñaari photo la ñuy wone benn bi am na ci bu nga xam ne bi dafa toog am sikkim bu gudd taalibe yi wër ko ñu ngi kii El Hadj Omar la beneen bi ñu ngi wone ku yore benn yat téye ko ak sikkim bu gën a ndaw ñu ne tamit El Hadj Omar la ñeneen ñi di déedéet du doomam du El Hadj Omar doomam la mais bu loolu weesoo loolu yëpp lan lañ ci jublu ndax li ci am solo mooy destination bi pour man loolu la ñu war a xool est-ce que photo bi nit ki koy def sëñ Touba moo ko neex mu defar photo bu nga xam ne bi daf ko jëlee fenn mu reproduire ko ay copie lay doon ay faux lay doon ak yooyu yëpp kooku beneen domaine la ndax bu boobaa dañuy dugg beneen domaine bu ñu tuddee propriété intellectuelle ki ko njëkk photo li mu ci moom droit yu mu ci am loolu beneen domaine la mais pour tout de suite léegi li ci am solo mooy li ñuy ŋàññ njeexintal bi lan la loolu pour man foofu la ñu war a doore bu fekkee ni njeexintal bi mooy juste wax rek pour wax amul njëriñ mais li amal solo bu fekkee ni li amal solo taalibe bi wala citoyen bi mooy mu ni kii mooy sama sëriñ mooy Cheikh Saad bu man xaadar la Cheikh Saad bu mi ngi nii ñeneen ñu ci des ñëpp reconnaître ni kii mooy Cheikh Saad Abdul Xaadir Jeylaan ñenn ñi ñu bëri da ngay gis ñu wone ko mu toog ak gaynde généralement ñu nga xam ne ñëpp shérif lañu man sax sa maam shérif buñ koy jéem a wone ki nga xam ne mi ngi doon dund 1337 la judd terewul ci famille bi da ngay gis ñu yore photo ni la kii sunu maam la woo teg gaynde ci wetam mais est-ce que ça veut dire tout de suite kooku sunu maam la et est-ce que loolu moom moo ci am solo ndax 1337 ba 2020 tey man mii moom mu xeesoon pecc nekk naar shérif mën ni nekk fii ñuul mënuñu sax génne ka man niroo naa ak moom ndax booboog léegi dafa yàgg donc moo tax ma ni il faut ñu xool nit ñi ci biir loolu ñuy wax lan lañ ci jublu lan lañ ci séentu bu ñu xamee loolu nag ñuy doog a mën a sore. ñu gis ne ci suñ manuel historique yi ay héros lañ ci dessiné ak yu ni mel tey am ñu naan moom la am ñu naan du moom ndax bi ñu dundee léegi dafa yàgg wax nga ko sànq
photo yi bi mu amee ñi leen daan jël xëy na ay tubaab la ñuy doon ndax yéen en tant que conservateur di ngeen am moyen pour vérifier authenticité ñooñu ñu naan ñoo nekkoon suñuy œuvre. xam nga boo xoolee en peinture xëy na sax boo jógee ci kanam tableau yi nekk suñu ginnaaw boo ko xoolee di nga ko gis bu fekkee généralement peinture la artiste bi daf koy signer ou bien par turam yëpp ou bien mu def ci ses initiales bu dee Mandikou Gueye mu def MG wala genre yu demee noonu bu ko deful ci photo bi ci suuf di nga ko gis ci ginnaaw photo bi dans tous les cas ci ginnaaw kii bi dans tous les cas di nga xam ni kii peintre bi moom moo reproduire lii bu boobaa dañuy xam ni moom li mu reproduire bosam moo nekk nii mais même loolu su nekkee copie mën na ci am ndax gis nañu fii ay musée yu nga xam ne yi nit ñi dañ fay dugg ñu proposer leen xaalis bu bëri ñu jël benn objet que mu nekk statuette pour mu nekk leneen lu mu mën a doon sax lu dul photo ñu jël ko jox ko waa ji dem wut beneen artiste mu defal ko copie conforme dans les mêmes détails xanaa liy des mooy mën a def datation bi pour xam ni bant bii ak bant bii bokkuñu âge mais bu dul loolu bu ñu la ko tegalee yow surtout yow bi nga xam ne doo spécialiste doo galeriste yi nga xam ne da ngay nekk collectionneur mënoo ko xàmmee ñoom ñu jël loolu ñu dooleel la xam ñu dugal ko seen biir musée ñu fay leen xaalis bu weex taal foofu problème commencé am ndax objet ci musée ñaar a ko yore ñaar benn bi li ñu naan authenticité est-ce que bii mooy bu dëgg bi est-ce que bii mooy bu wér bi loolu mooy tax mu mën a am valeur yi nag dafa bari valeur historique mën na koo nekk valeur symbolique mën na koo nekk valeur marchande sur le marché de l'art ñaata lii bu ñu ko doon xayma ñaata lay jar loolu authenticité bi daf ciy jouer lu bari par exemple di nga gis ñu def benn statuette bu nga xam ne bii c'est une déesse de la fécondation par exemple mais déesse de la fécondation boobu pour que nit ñi mën faa nekk ñaan fa def fa ay sarax def fa ay sacrifice pour que mu mën a jàll mais il faut que mu nekk bu baax bi ndax xëy na am na ay rite yu ñu jot a def ay tour yu ñu jot a def ay ñaan ay julli pour que nga xam ni bii rek la ñu mënee ñaan mu baax mais boo jëlee moroom ma teg ko fa donc du dem ma jëlaat exemple bu gën a yomb lam bii ma takk ñu bëre dañ koy sol ñu bëree koy takk mais nan nga mënee xam bii mooy bu baax bi walla bii mooy bu bon bi kenn mënu koo xam man kii Casamance lañ ko defaree kii ku ko xam-xam ne ñu sant Jeeju famille Jeeju ñoo moom lam ci joolaa yi photo yi tamit loolu la deuxième point bi ma doon wax ci objet mooy son intégrité bi mooy lan objet bi est-ce que am na lu ci fell est-ce que am na lu ci dagg est-ce que am na lu ci toj loolu bu commencé am ba kenn dootul mën a xàmmeeti objet bi rek dafay poser encore beneen problème dans son exploitation est-ce que mën nañ ko exposer est-ce que mënuñu ko ma joxaat beneen exemple pour loolu na ni rek intégrité bi daf ciy añ njëriñ am na statue bu célèbre en Afrique mooy le premier président du Ghana bi révolution bi amee statue bi dañu dagg bopp bi léegi spécialistes yi di poser wu question est-ce que dañu war a bàyyi statue bi noonu bañ ci tegaat bopp bi pour histoire objet bi ou bien dañ ko ci war a delloowaat foofu ay discussion spécialiste la ñu yow a ngi wax naan buñ ko ci delloowaatee dafa am lu muy nëbb ci histoire am ñii ni déedéet nañ ko ci delloowaat parce que loolu mooy tax kii bi mat statut bi mat kooku c'est une autre question xam nga boobu ay débat spécialiste lay doon ndax boobu ñu ngi xool histoire bi objet bi lan mooy histoire am lan moo ko wóor et cetera kooku beneen détail la mais pour le commun des mortels soxlawul ñu naan bii mooy bu baax bi bii mooy bu bon bi ndax moom li ko intéressé mooy kii mooy sama sëriñ kii laa gëm moom laa taf sama xol jeex na. mais
mais nag bu ñu demee ba di ko def suñu manuel historique yi comme ni ma la ko waxee di ko jàngal xale yeeg yooyu est-ce que du yell tamit ñuy jël yi nga xam ne mooy image yi authentique di ko def. loolu moom dafa war a am ndax bu ñu demee ba jël manuel c'est un travail scientifique manuel travail scientifique la yenn archive bu ñu ko amul lu ci ëpp dañ koy wuti ba France lu ci ëpp archive yi France lañ koy wutee ji bu ñu demee archive nationale fii gisuñu ko ñu dem France bu boobaa la ñuy mën a génne ndax jamono jooju ñun tolluñu woon fu ñu doon photo ak yooyu ndax tey boo doon jàng histoire de l'art et de la photographie au Sénégal ça ne date pas de très longtemps ça vraiment ñu bëre fekk naa leen man sama dund man mi nga xam ni donc taxuma mag par rapport à l'histoire du Sénégal les premiers grands photographes au Sénégal dund nañu ba fekkee man sama dund kon ñooñu donc ça donc xam nga loolu yàggul waaw mais bu fekkee ñeneen ñi ko jiitu la Sëriñ Touba Xaadimu Rasulullah boo gisee photo mi ñuy wone lu ci ëpp ci néeg bi ngay gis mu taxaw ak fi mu sëggee gaynde gi tëdd ci wetam lu ci ëpp yooyu ngay gis mais des fois nga gis peintre bu ci yokk dara yokk ci Jibril alayhi salaam keneen ki jël leneen yokkaat ko ci finalement ci ñaari photo yooyu ban moo ciy vrai bi ça pose problème est-ce que photo yooyu ñuy wane donc dessiné ko noonu est-ce que c'est pas un peintre ou bien murid saadix bu gëm Xaadimu Rasul sallallahu donc waxayaartu jéem ko imaginer teg ko fa ni nii la gaynde gi meloon ak lii ak lii ak lii ak la donc loolu tamit c'est une autre question mais li nga wax moom travail scientifique moom dañ ko war sax di critiquer kenn mënul def dara ñu ne ko li nga def baax ne définitivement kenn dootu ci waxati dara loolu nag responsable yi bare nañu éditeur bi moom yoonam nekk ci dañ koy jox muy def mais le monde scientifique ñoom mën nañoo dellu si ci loolu le monde scientifique nag ñoom ñooy def loolu mais ce ne sont même pas les archives nationales wala yooyu ñoo naan bii baax bi la déedéet mais le monde scientifique ñoo naan déedéet famille ñu nga xam ne ñii ñoom ñoo ko xam ñu nettali leen ko ñu won leen ko ñooñu tamit dañu war di intervenir donc travail scientifique boobu finalement dootul nekk waa université kese ou bien le ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale mais les populations concernées ñoom tamit am nañ ci seen baat waaw. gis nañ ne fan yi yu génn sax famille omarienne jóg nañu imaamu mosquée omarienne bi Seydou Nourou Tall wax ci ba ñu wane photo bi nga xamante ne moom moo identique ci li ñu jàpp ci photo El Hadji Omar ba sax ci waxam mu ngi naan même Cheikh Ahmed Tidiane Chérif photo bi ñu ko décrire du moom mu ngi naan kooku yu jël indo la loo ci mën a wax. waaw xam nga loolu moom dafay jafe ndax Cheikh Tidiane Chérif il faut ñu xool d'abord ban jamono la doon dund ndax moom muy wax fekk na jamono jooju ça c'est important ndax il suffit pas de dire du moom bu nee du moom est-ce que am na leneen lu ko gën a jege ñu wane ko mais tant que loolu kenn wanew ko histoire lu muy doxe lu tubaab di wax vraisemblable mooy li gën a yanu maanaa wala li gën a jege dëgg loolu mooy vraisemblable fi ñu toll nii comme Cheikh Tidiane Chérif génnee gu ñu waatu dessin du ma wax photo de dessin ndax jamono jëmuy dund tubaab bi sax nekk gu ñu fi woon donc dessin bu war a mën a wane ni bii mooy bu baax bi loolu pour man tant que amul ay wax ju bëre dong lay doon mais tey ñaka jotoon a xam bu fekkoon ne jotuñu ko dessiner ba ñooñu dee ba seen sët dee keneen ku jóg li ngay mën a wax rek mooy kii de sëtam bii de moo nuroo ak moom wala doomam jii de moo nuroo ak moom mu fekkee benn doomam niroo ko benn sëtam niroo ko nit jóg dessiner ko daf ko dessiner rek ci ni mu ko xalaate wante kenn mënul wax ni bii mooy bu baax bi bii mooy bu bon bi